jàngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk ci gën a fës génnub àdduna Lobat Fall nekkoon transporteur ñu ràññee ko woon lool ci secteur bi tey ci suba nag la daal di faatu ci hôpital principal bu Ndakaaru xarit ak jegeñaale seede ci moom lu am solo ku bëggoon nit ku daan defalit doomu aadama la ñu wax ci beneen ponk muy doomi Sénégal bu faatu fële ci Espagne ci Madrid ni ki démb moom moomee doon wuyoo ci turu Mame Mbaye Ndiaye nag da doon dàqante ko nag takk der ya gannaaw ba mu daanu ñu ne crise cardiaque moo ko faat gouvernement bu Sénégal di sàkku nag ci kilifa yu Espagne ñu daal di ubbi ab enquête ngir xam dëgg lan moo faat kon doomi Sénégal boobee fële moom ca Mbour démb ña nga doon manifester naam waaye tey dañoo xëy rek kon doon delloo buum ca boy ga muy nag chauffeuru taxi clando yooyu ba fanweer nag ca ñoom ña nga ca loxoy yoon ñaar fukk ñoom defeere nañu leen yeneen fukk yi nag ña nga ca loxoy commissariat mbokki ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko ak génnuk àdduna Lobat Fall nekkoon transporteur ñu ràññee ko woon lool ci secteur bi tey ci suba nag la daal di génn àdduna ca hôpital principal bu Ndakaaru gannaaw nag feebar bu yàgg bu ko tëraloon jege ñaale yi ña nga fa woon xarit ya ñu daal di rek manko seere ci moom lu am solo mu nekkoon nag ku bëgg nit ku daan defalit doomu aadama la ñu ngi ko fas yéene nag denc fële ca Cubalel nekk ca département bu Podor. Cheikh Diop. ñi ngi koo si gis mu ngi yor kurus ci loxam kanam yu triste lool ku ci nekk daal di sëngéem ginnaaw bi xibaar bile waree Pikine gépp Lobat Fall daal di dëddu Awdi ak kenn la ci doom yu Lobat Fall. sama papa li ma mën a wax ci moom mënul pare tey sama papa dafa nekk paa bu baax yërëm ñu ñun xamuñu kenn ku dul sama papa nitu yàlla la laa mën a wax. doon nañu wax ne bu may dee daf may bett da leen di bett te noonu la ko defee moom ci boppam dem da koo bett tamit ñun tamit dañoo bett tëddul ba feebar ba sonal ñu sonalul kenn xëy na heure bi ñëw ne rek yàlla yóbbu na ko. xarit ak jegeñaale ñëpp daal di teew ci bile bés ku ci nekk di joxe sa témoignage ci homme d'affaires bile waaye itam socialiste. këram musul tëju tout le temps day ubbi kër gi di jox miskin yi lépp su xëyee mu yóbbu na presque ay 800 et quelques personnes à la Mecque yoo xam ne naan dafa leen xam bii la ba day toog rek nit ki ñëw nuyu ko ne ko xam nga ma mu ne déedéet xaw ma la de mu ne yaa ma yóbboon mag mu ne xaw ma la wala yaa yóbboon sama papa mag wala yaa yóbboon suñu imam mag. ki nekkoon njiit bu comité d'entreprise yu transport fii ci région bu Dakar daal di marqué bu baax a baax li nga xam ne moom moo di jamonoom lépp lu soxal dem bëgg dikk bi doonoon lu mu bëggoon lool. Lobat amul guddi amul bëccëg bu xëyee fii temps pompier lay yenn fa lay ndékkee fa lay añee ba ngoon de mu dóori ñibbi pendant 70 ans pas plus tard que le mois dernier nous étions en da nga toog ni ak moom ci pompier ba fi mu nekk pompier bu ñu fi jógee lay matul 15 jours Lobat pompier rek la xam. Lobat Fall daal di gane àddina ci fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre atum 1930 nekkoon itam député socialiste ancien transporteur bile daal di nay dëddu ci juróom-ñeent fukki at daal di bàyyi ginnaaw ñetti soxna ak itam njaboot Lobat Fall daal di nay dëddu ba faaw. moo nga amoon lu ëpp kon juróom-ñetti fukki at muy juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñeent moom la amoon moom moomee di Lobat Fall ñu duppee ko sax ab cité ci Pikine ministre conseiller Youssou Ndour daal dinay seere nag ci moom kon nag kàddu gi genn la nit ku baax la woon ñu teewlu ko ak suñu naataango yu rajo Futurs Médias. bilaay bi ma yëgee lii mu nekk tiis bu mag ndax Lobat dama koo xamoon mu nekk nit koo xamee ne que nitu teraanga la nit ku fonkoon culture fonkoon ay mbokkam fonkoon ko xam malgré li ko yàlla defaloon ñëpp ci teraanga foo ko fekk ci manifestation dafay toog am respect bu mag bu mu jox artistes yi ba mu jeex mu defal leen teraanga ci Dagana fépp fu ñu mës a dem dama ko daan gis mu ñëw toog participer ba mu jeex du woon rek dañ koy tuddee nii mais ku bëggoon culture la nit ku baax dem na nit ku yaatu dem na nit koo xam ne ku xam teraanga mën a defante nit ñi teraanga dem na yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana yi gën a kawe mais ku baax la woon.
ma ngoog yàlla na ko yàlla teeru ci àjjuna ya gën a kawe waxoon naa ko ci ponk yi muy nag doomu Sénégal bu faatu fële ca Espagne ca Madrid Mame Mbaye Ndiaye la moom nag da doon dàqante ak takk deree foofe mu nekkoon kon marchand ambulant gannaaw bi nag la daal di daanu ñu ne crise cardiaque moo ko faat gouvernement bu Sénégal nag di ko naqarlu lu baree bari ma ngay sàkku nag ci kilifa yi nekk ca Espagne daal ñu daal di ubbi ab enquête ci wàllu woowee ngir ñu xam nag dëgg-dëgg lan moo sabab kon faatu Mame Mbaye Ndiaye tollu woon ci fanweeri at ak juróom gouvernement bu Sénégal ba tey nag muy jaale mbooleem njabootam ak mbooleem tamit doomi Sénégal yi nekk foofee ca Espagne ab communiqué la bu tukkee ci ministère bi ñu dénk wàllu jëflante ak biti réew fële ca Mbuur ñoom démb nag ñi ngi doon janook rek takk dere di jàmmarloo muy chauffeuru taxi clando yooyu tey nag dañoo xëy rek delloo buum ca boy ga fanweer ca ñoom nag ña nga ca loxoy yoon ñaar fukk ñoom defeere nañu leen fukk yi nag ña nga ca commissariat bu police ba ci loolu nag la ñuy des sax ba tey ndax niñ ko xamee chauffeur clando yooyu ñoom nag lii di ay taxi tegu seen ndodd la ñu ne du ca dal taxi nag la mu leen xamal mooy ñeent fukki dërëm la ñu war a nag fay bis bu ne maanaam junni ak juróom-benn téeméer ci weer wu ne loole nag la ñu lànk junne ñaar téeméer la ñu lànk ne kon du ca dal maire ba nag fay ak ñàkk faye ci yem taxi moom faaw kon dana tegu ci seen kaw Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. coow bi am ci diggante chauffeuru taxi clando yi ak police looloo tax ba waa police daal di jël gaz lacrymogène sànni ko saxaar si nag daal di dugg ci collège Saint-Esprit bu Mbour foofu nag élèves yi ñu bëri ci ñoom mënuñu sax nooyi lu ëpp téeméer ci ñoom sapeur daal leen yóbbu. tey ci suba dañ ñu woo pour xale yoo xamante ne dañ nekkoon seen école mais am ñu ci tombé en crise bi ñu demee foofu effectivement on a vu que c'était des enfants ñoo xamante ne dañu daanu crise bëri woon nañ nag lim bi tolloon na ci environ 125 jël nañ leen am na ñoo xamante ni dañ leen andi ci infirmerie bi fii nii di leen jox seen soins yi jiitu ndax seen cas critique noonu mais am na ci ñoo xamante ne ay asthmatique lañ kaaw asthme bu xaw a sévère la ñu am dañ leen mujjee évacuer hôpital. waajuru ndongo yi nag bi ñu leen waxee li ni mel ñu daal di jaaxle daw ñëw ci collège bi ñenn ñi ñu yebal leen ci hôpital bi loolu rek ngir xool ba xam seen doom yi ci nan la ñu nekkee. man dama paniqué vraiment man dama paniqué parce que ma nekk sama kër vraiment ñu woo la ne la kaay sa doom mu ngi camp sapeur vraiment loolu dafa doy waar na trop vraiment lii baaxut ci dëkk bi baaxut ci population bi vraiment baaxut vraiment lii nañ ko arrêté parce que du jur jàmm nga xëy defar sa doom ba mu rafet xëy gis ko ci condition yenn yi vraiment rafetul vraiment. ci hôpital ba nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wérgu yaram daal di taxawu ndaw yi loolu rek ngir dalal xel ndongo yi. Il y a quelque chose qu'il faut aussi noter. On a des cas asthmatiques. ci ñun ñu jot a indil am na ci ñi nga xam ne dañu am asthme kon du ñëpp la ñu mën a bàyyi xoolal ñi tëdd fii ñoom dañ leen defaral masque ngir ñu mën a nooyi ñeneen ñi ñu ngi fële ci urgence ñoom it defal nañ leen masque pour ñu mën a nooy donc du ñëpp la ñu mën a bàyyi tey jii nii. là-bas au service de l'urgence sous oxygène aussi. police nag di xam leen ni li ñu mel teyu ko looloo tax sax ku jiite woon opération yi daal di dem ba ci l'école bi ngir jéggalu ci fàttali nag chauffeuru taxi clando yi ñoo wàccoon tey jii ci tali bi loolu rek ngir ñaawlu taxi yi nga xam ne dañu jàpp ni dafa cher waaye tamit tali yu bon yu ne ci Mbuur. loolu nag kon moo jiitu seen manifestation tey jii loolee démb la woon ci bi ñuy jàkkaarloo rek ak takk der ya ba gannaaw bi nag ñuy sànni ay lacrymogène ci ab daara ju nekk foofee ci Mbour ñu àddu ci assemblée générale bi nga xamante ne nag ministère bi ñu dénk wàllu ndaw ñi amaloon na ko doon ca dalal nag bokk na ci ndaw yi COJER ya waaye nag fantasiro la ñu mujjee rek ci seen biir ndax ñooñee di ndaw COJER ya mayuñu leen ñu yëkkati ay kàddu loolee nag merloo leen lool ba tax na sax jot nañoo wane seen bopp laata nag ñuy gedd ndaje moomee dañ ci ànd ak Salif Sow. ndaw APR yi ñu ngi jàppante bu metti ci seen kanamu ministre de la jeunesse bi coow li ko waral mooy ñenn ca ñoom dañoo bëggoon jël kàddu ñu bañal leen ko ay yuuxoo jib ca poñante tegante dënn jaayante doole nappante ak mer ñenn ña sax faf gedd ndaje ma dem seen yoon. mu doon mbir boobu seen kilifa nakarlu na ko teg ci xaw koo ñàkkal fayda. ay ndaw c'est pas parce que ay ndaw lañ rek nu leen neex lañ war a mën a comporter wu am na ci loo xamante ne man mii nga xamante ne yàlla daal dogal ñu dënk ma ndaw ñi bëgguma gis image boo xamante ne parfois c'est regrettable ma koy gis dama koy condamner waaye it xëy na parfois am na ci loo xamante ne rek mën nañ koo tolérer muy fuggi ndaw ak énergie boo xamante ne bu bare te yaakaar bi ak engagement bi ci ginnaaw
boo xamante ne nag porteur d'idéal la muy le président de la République mën naa indi ay débordement. taxawaay wu ni mel nekkul loo xamante ni la ñuy nangooti la ci biir département bi la ndaw APR yile di ki leen jiite xamle. nous accepterons plus que des jeunes viennent perturber nos rencontres du ñuy woote dañu bëgg a wan nit ñi ne tamit ñun amuñ beneen objectif amuñ leen tax ñuy xeex lu mooy falaat président de la République dès le premier tour. coow lii mu ngi amee ci permanence APR ci diggante ay ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo faral président Macky Sall kase ndaje bu yaatu bi di assemblée générale monté ministre de la jeunesse ba muy ñëw Guédiawaye dafa ne woon ndaw gox bi ñëpp la ko jagleel waaye gaañ nee ñu moom ministre la boo xamante ni waa parti rek lay lijjanti. conseillers départementaux de la jeunesse yu nekk ci Pikine ak Guédiawaye ñoom nag ñooy sàkku rek ci jàngalekat yi di grève ñu xettali nag wax dëgg askan wi ndax grève yi mi ngi bëgg a lor kon ndongo yi naka noonu nit ñi ngi sàkku tamit ci gouvernement bi mu def kéemtalaay kàttanam te daal di kon sauver njàng mi ñi ngi ko xam ne nag ci seen jano ak ay taskatu xabaar Ahmed Gueye moom mooy njiital conseil départemental jeunesse bu Pikine Salif Sow moo taatanay kàddoom. mosoo gis dëkk boo xamante ni tey développé na te fekk na jàngam baaxul donc ñu ciy interpeller état ak syndicat d'enseignants yi di leen wax ne aussi au-delà de tout ce combat là donc am na loo xamante ni tey ñun ñëpp ñoo ko bokk muy réew mi te réew mi ci jàng lañ ko mën a tabaxee. aussi ñuy lancer appel au président de la République parce que tamit moom mooy ki nga xamante moom lañ fi fal pour mu fexe ba àq yi nga xamante ni nit ñi am nañ ko moom mu mën ko sàmm. ñu sàmm leen seen àq yooyu ba nga xamante ni tamit dinañ mën a dem jàngi ji donc syndicat d'enseignants yi tamit ñu leen di wax ne xam nañ ne metti na te li ñuy laaj aussi xam nañ ne seen wàll la waaye tamit ñu leen di ñaax ci façon bi ñuy xeexee tamit ñu mën ko changer. ca Fordiox la ñuy yegg nekk ca département bu Kébémer askan wa nag ñu daal di génnal seen bopp def doxub ñaxtu li ko waral ñu ne ñàkk nañu lool ay jumtukaay kon ci seen dëkk boobee ñu gis ne nag li nga xamante ne wàllu courant la ay jafe-jafe la naka noonu it ñu ne dëkk ba làkku na ba ci ay jumtukaay yoo xamante ne nag sax doomu aadama waru koo ñàkk te ñoom foofee amuñu ko Thierno Fall ci leeral. askan wi yewoo fii ci Fordiox seen boolu muñukaay moo jeex moo tax ñu génn ci mbedd mi di fësal seen ay jafe-jafe. dëkk bu toll nii bâtiment yu toll nii population bu toll nii amul courant amul poste de santé amul tali loolu gàcce la. waaye ñun daal dafa mel ni dañoo bokk ci réew mi loolu moo tax nuy def lii nuy def ndax dem bay taxaw di jooytu moom ku sonn doo nga koy def. waa Fordiox ay at a ngi nii ñuy daw ci ginnaaw kilifa yi ngir am courant waaye ba léegi dara sottiwul. dox nañ ci ASER dem ci fu ne ba naar yii dem nañ fa ba ñu ñëw fii jël dëkk bi jël dëkk bi yëpp mais jusqu'à présent rien n'a réalisé ñun nag courant kenn mayu ko dañ koy jaay rek waaye yaa xayti ñun nan nu jaay ñu jënd. wàllum wérgu yaram jigéen ñi di ci jànkonteel ak ay jafe-jafe yu tar. jigéen ñi da ngay gis jigéen ju jàpp fi ñu di ko yóbbu ceeb ci sareet lañ koy teg yenn saa yi ci àll bi lay amee doom ñu jël ko dugal ci paan liir bi ak yem yi àndal yëpp xam nga ne loolu risque bu mag la. ak pour nga am sareet bu lay yóbbu sax maanaam problème la difficile la man ba may am doom la dem naa ba dox foo xamante ne dem naa ba mënatuma damaa tëdd ci suuf si di bërëngu def façon bu nekk. tey jii nag ñu taxaw di sàkku ci président Macky Sall mu gestu leen defaral leen seen dëkk bi. nu woteel Macky Sall ngir yàlla ak yaakaar ko Macky Sall xoolul sunu dëkk bi nu mu mel bu ko xooloon topp mbedd yi xool dëkk bi xool sunu magum jëmm mii dana nu jox sunu garaat. nañ ñu dimbale ci courant bi ak poste de santé bi bokk na ci li ñu gën a soxal ak tali bi. dëkk bii di Fordiox nag mi ngi bokk ci commune bu Thiep nekk ci département bu Kébémer askan wi fi yeewoo li ci ëpp di ay wolof seenub lim war a toll ci lu ëpp juróom-benn junni. jaajëfal ko Thierno Fall ñu dellu nag ca salon boobee di Siagro xool nag lañu fa indi ren ji rawatina ak luy bàyyi ko fii ci biir réew mi Fatimata Ba moo fa doxantu woon la ñu fa nemmeeku nag lu ci mel ni buy bi bisaab bi mbaa bokk jinjeer bi kon ñu ngi koy jël rek di ko soppi di ko def rek ay infusion mu nekk nag loo xamante ni lu am solo la ñooña ca yëngu nag la ñuy sàkku ci nguur gi rek mooy nëggungee léeg-léeg entreprise yi nga xamante ni yu ndaw yi la ak yu digg doom yi Fatimata Ba. CICES bu Ndakaaru produit yu bëri yu ñu defaree fii ci suñu réew ñu daal di ko exposé consommé local bi fës lool ci salon international des industries et techniques agroalimentaires. am nañ ay sauce piment am nañ purée de piment dañuy defar ay sirop dañuy defar dañuy defar bëgëj
purée de feuilles de bissap, on fait des sauces, am nañ miel, dañuy defar madd bu am kaani, dañuy def madd bu nature, dañuy def ay épices mais lépp loo gis lu ñu defar rek épices yi yeeg madd yeeg yëpp c'est du consommé local. ren dañoo choisir yenn innovation yi parce que dañoo am ay produits yu mel ni tey mbuumu saab-saab ñu jël ko defal ko ci ay formes yoo xam ne dafay mel ni infusion loo xam ne dafay neex a jëfandikoo ñu intégrer ci tamit des dérivés comme beneen produit bu mel ni bisaab ak dinjeer tamit tey ñu defar ko sur format d'infusion donc pour permettre nit ñi ñu mën a am yenn produits yi am ko ci anam yoo xam ne dina mucc ayib. ay produits yu naturel yoo xamante ne ci ay njëkk yoo xamante ne ku ne mën na cee jot bu ñu sukkandikoo ci ñi ko fi indi. sel d'or bi ñuy liggéey fii Sénégal xorom la bu ñuy liggéey ak 18 épices boo koy toggee dootoo utiliser bouillon fii lañ koy defaree fii ak ngurbaan boo xam ne dañ ko defar mélange nañ ko ba pare da ngay jëre togg gerte suukar boo xam ne dañ ko defar ak jinjeer am nañ ay jus concentré ak jus naturel yi ñu ngi commencé 250 ba 1000 francs sans départ sachet 100 francs sax dañ ko doon jaay. ñi nga xamante ne ay visiteurs lañu ñëw wër stand yi ne seen xel dal na ci liñ fi gis li des kay moo di nguur gi gën a gunge petites et moyennes entreprises yi. def nañ ko ci anam yu sell bon te am na vraiment information yi nga xam ne moom ngay wut quoi pour am produit boo xam ne produit bu baax la ko. gis naa fi ay par exemple ay kaani yu ñu defar def ko comme pâte nga xam ne c'est tout naturel ay diwtiir yoo xam ne boo ko xoolee bouteille bi rek da ngay xam ne lii liggéey bu set la bu raffiné la tigadege yi ñu mën a toggee suñu maafe yi limon bi ñu pressé. Siagro 2018 fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars bi lay tëj ay buntam exposant yi ñoom nañu ngi rafetlu ni organisation bi demee. Génération foot Orea AC ci aser ji nag la jongante bi muy match retour boobee coach bi nag am ci yaakaar bu baax a baax ci gis-gisam nag jongante yi kon wuute na waaye ci njeexital bi ñoom la ñu bëgg rek mooy fexe nag kon ba daal di bokk ci phase poule bu Ligue africaine des champions. Alain Perrin nag moo yëkkati yooyee kàddu ñu teewlu ko ci micro Pape Fara Ñing. À la fin de cette manche aller, il y a 2-1 pour Orea. Ça c'est la seule chose. ci njeextalu matchu aller bi ñoom ñoo gagné ñaari bal ci benn li xew nag suba kenn xamu ko ndax beneen match lay doon seen entraîneur sax wax na ko di Victor match bu ne ak ni nga xam ne noonu lay demee match yu dina nuroo rawatina match bi wàllu qualification lañ ci joué préparé nañ match bu baax a baax ci anam yëpp am nañ envie ngir gagné ko différence bi ñun ak ñoom nag ñun dañoo bëgg a yéeg ca kaw montagne bi gën a kaw ci àdduna nga xam ne ay junni mètre la waaye def nañu xaaj bi rek mu des ñoom Orea sax mos nañoo yéeg ba ca kaw montagne boobu kon nag ñun bu ñu nekkee élève bu baax dañoo war a tëb ay classes yu bëree bëri daal di am boobu objectif dem ca kaw. Si on est un bon élève, on va sauter les classes. Si on saute les classes, samedi soir, on atteindra un objectif supérieur. Voilà. Mangook mu nekkoon Olivier Perrin di coach bu Génération Foot. ñu des ak beneen coach muy nag bu Orea AC moom it am na yaakaar rek ci jongante boobule ne équipe am nag dana def kéemtalaay kàttanam ba daal di qualifié muy ay kàddu yoo xamante ni kon yëkkati na ko moom it ci janoom ak taskatu xabaar yi ñu teelu ko Victor Zunka lay wuyoo ci micro Pape Fara Ñing ba tey. Ici comme Génération Foot naturellement on vient pour se qualifier pour ñu nag Génération Foot ñoo yem li ñu bëgg moo nekk qualifié ci poule yi loolu nag état d'esprit boobu la ñu àndal ndam rek la ñu bëgg te moo ñu intéressé bu dee nag éliminé nañ ñu dina nekk lu doy waar waaye dinañ mën a dem ci coupe CAF waaye fi mu toll nii président bi objectif am moo nekk dugg ci Ligue des champions ci wàllu poule yi loolooy challenge bu gën a rëy jamono ji waaye nag bu dee éliminé nañ ci wàllu woowu kon at bi weesu dina nekk lu métti lool naam sax dinañ mën a dem ci CAF waaye dina doon déception bu rëy. Il nous resterait comme l'année dernière la possibilité peut-être de faire la CAF. Donc ça serait une grosse déception. tàggat yaram la ñuy des tey ak gëstu bi nga xamante ne def nañu ko ci lamb gi ak kàddu yi teggi newul yi léeg-léeg nag di tukkee ci mbër yi nu ñu ko seetloo mooy arène bi ñi ko sekk rafetlu wu ñu ko CNG bi naka noonu ndax gis nañu sax CNG ni muy doxalee ak di jëli daan rek di teg nag ci kaw mbër yooyu nga xamante ne saa yu lamb jeexee rek combat jeexee léeg-léeg ñuy wax naka sudul noonu Cheikh Diop Pape Sangone Bay lañ ci àndal. man ni ma ko gisee nii
ngeen dem fekk ko ci naaj bu tàng jër ak yu mu jël bagage ak yooyu non da koy dofloo kii wérul. combat bi des 20 jours mu dem États-Unis jëlam yu bon yooyu ñëw mat 200 kilos taxaw. ay doon jeex barke Cheikhou Tidiane loolu barke Mouhamad loolu teg suñu bët ñu ay sportif lañ. parole yu ñaaw yi nga xam ne mbër yi ñu ngi koy wéccante ci seen jàkkaarloo yu mucc li leen nag doon lu ñaaw ndax ñoom seen bopp nag dem nañ bay dugg sax ci li nga xam ne moom moo di vie privée jàmbur maanaam du sulli ay mbóot ki nga war a bëreel li leen nag doon lu rafetul dara ba tax docteur Alioune Sarr di ko ñaawlu. Olof Ndiaye dina wax ne wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo te dañ ñuy yare ne nit warul wax ju ñaaw jëmale ko ci mborom mi nitam. wax ju ñaaw moo xeer ñoo yem soo ko xasee sànni doo xam fu muy yem rawatina nag tey ba xam ne soo nee tisool sax wala nga gënt sa biir néeg bala ngay génn fekk ko ci mbedd mi kon nit ku nekk la ngay wax ak la ngay jëf war nga ko seet segg ko seggaat ko. ancien lutteur bu écurie Fass moom Moustapha Gueye di xamle ne ci seen ay jamono du nii lañ doon wecconteel ay kàddu naka noonu itam muy joxoñ baaraamu tuuma ñenn ci communicateur traditionnel ndax jàpp na ne ñoom ñooy xam taal bi. Sérieusement, comme par exemple ce qui se passe très souvent ci face à face yi waxante ak defante yi mais bu ñu fàttali aussi les animateurs ak ñi téye maître de cérémonie ñoo di incité pour ñuy wax li ñu bëggul wax des fois sax ñaari mbër ñëw taxaw jàkkaarloo correct waaw na waxante yu baax mais waa ji xam leen donc nag affaire bi bu mu yem rek ci mbër yi les communicateurs les reporters tamit dañu war a wax ak ñoom. kaddu yu ñaaw yi nga xam ne mbër yi ñu ngi koy joxonte seeni ay biir loolee nag mën na jur ay loraange yu bëri ci li nga xam ne moom moo di arène sénégalaise. pour man yenn mbër yi vraiment amuñu fulla yow li nga xam ne yow si ngay am dara te boo amul combat topp rajo yi guddeeg bëccëg yaa ngi si journal yi dama bëgg a bëree dama bëgg a nangam nga dem ñu lay fay yenn prix yi nga naan baaxul parce que promoteur bi amu ko parce que amul sponsor kon nag yow kay yaa war a defal sa teraanga. defal sa teraanga mooy nga fexe li nga am nga xam ne sa liggéey la parce que ki lay waxal lu bon am na liggéeyam yow lii mooy sa liggéey si ngay suturlu pour dundal sa njaboot bañ a ñaan kenn bañ a leb kenn kon lu mel noonu tey war nga ko rafetal wax kàddu yu rafet ak sa nawle. Pape Diop di ab amateur bu yàgg lool muy safoo li nga xam ne moom moo di làmb góor gi li am ci lu tolloog ñeent fukki at di xam ne wax ju ñaaw amul place ci li nga xam ne moom moo di làmb ji. ndax làmb amatu xorom léegi ndax seen ndax li ñuy waxante moo jëkkul ci làmb moo deful ci làmb bokkul ci làmb làmb foo la agréé mais dafa duñ ko foo agréé léegi boo xoolee waxante léegi yii ci làmb bokkul ci làmb lu tax boo xoolee ñoom Mbaye Guèye xool ñoom Robel Diouf ak concert googu bu njëkkee dañ daa moo sax jàkkaarloo amul sax te jàkkaarloo kañ la fi te loolu leexal làmb la war a doon waaye léegi da yàq na làmb léegi. dag may wax lu nekk ci combat bi ma wax la nekk ci combat bi bu ko defee ma waaye nag yow ay saagaante ngeen bay waxal leen kii yooyu loolu baaxul ci làmb. daane xaalis ak daan administrative. ci yooyu la daan sax nag comité national bu gestion de la lutte maanaam CNG nag di xamle ne dina ci jël ay matukaay yu wér naka noonu itam du jéggal képp ku nga xam ne da ngay doxalee lu ni mel. man ak ñi ma àndal que nit soo koy daan. da nga koy teg loo xam ne ala kulli leen xelam dootul xalaat mu dellu si ci. ku ñu sanctionné mooy da nga wàcc yoon. ku wàccul yoon wi kenn du la teg dara parce que pays de droit lañ nekk na. ñi nga xam ne ñoom ñu seq làmb ji nag di woo ak képp ku nga xam ne rek da ngay yëngu ci wàllu wi wala boog nga doon njiital écurie ngeen saytuwaat bu baax a baax li nga xam ne moom moo di organisation bi maanaam nekk ñu mbër yi waaye itam daal di gën a farlu ci li nga xam ne moom moo di yar bi ndax bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñi nga xam ne Sénégal bile sport la am te du wax bu ñaaw tax bile sport daal di nax saay. yow xam nga ma bëri yow une minute nga may yab. jaajëfal ko bu baax Cheikh Diop mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen Chérif Dia noppi na mi ngi yëg ay fëyam ngir ñëw nag faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.